ci Brescia ci parc bi nga xamante ne si mooy parc Castelli bu Brescia nekk fii jàkkaarloo ak fi nga xamante ne si mooy stade bi football bi équipe bu Brescia bi muy parc bu mag bu am solo boo xamante ne si ñëpp fi la ñuy daje ak seen i famille di féexlu tey suñu mbokku Kaolack yi nag comme ni ñu ko waxee woote fii ci suba gi journée set setal ànd ko ak ñi nga xamante ne si ay volontaires italiens lan ñu ñëw bokkandoo bés bi raxas parc bi ba mu set dindi fi lépp loo xamante ni si salte la def ko bisu set setal ci suba gi ci bëccëg bi aussi ñu ngi wane lépp loo xamante ni si art culinaire la ci Sénégal moo xam ci togg yu am solo yoo xam togg nañ ko fi ak ay jus yu am solo yoo xamante ni si ku tudd Sénégal tudd leen moo xam bisaab la moo xam buy la moo xam leneen lu muy àndal ak lu mu aajowoo tey nag ñu fekk fi ay nit yu am solo war a séq ak ñoom waxtaan laaj ak tontu waaye di leen xamal ne programme bu am solo la ndax suba gi def nan li nga xamante ne si mooy set setal bi nit ñi ñëw nan tubaab yi yeeg sénégalais yi ak seen i njaboot waaye ñu ngi continuer ak li nga xamante ne si ci heure añ bi nii waaye ngoon mu am programme boo xamante ne si programme bu am solo la nga xam ne maire bi nga xamante ne si mooy maire Brescia dana ko teewee waaye tamit lu mel ne kilifa yi Sénégal mel ne ministre de la famille et des solidarités ñëwoon fi mission ci beneen activité am na yéen a yegg si fi moom it ki nga xamante ne si tamit moom mooy PCA bu Grand Théâtre bu Dakar moom aussi mu ngi fi incha allah ku ko xam-xam ni doomu Kaolack la moom it muy kilifa incha allah joxe na kàddoom ne dana teew ànd ak ki nga xamante ne si aussi moom mooy le directeur général du Grand Théâtre du Ndiaye Coumba Rose kon nag ngoon gi famille yëpp incha allah danañ ñëw wane aada ak cosaanu Sénégal wan tubaab yi li nga xamante ne si moom mooy sunu nekkin pour lépp loo xamante ne si day yombal intégration bi ci seen nekkin fii ci Brescia ak ci Italie ñu mën ko dund ak tawféex. Allora, siamo con Mimmi, senegalese di Kaolack, ma abitante di Brescia. Impressioni per favore per la giornata. Allora, buongiorno, buonasera, dipende da che ore sarà visto. E niente, è stata una giornata bellissima, non è la prima edizione, però quest'anno, diciamo, insieme anche ai colleghi, alla famiglia, perché noi siamo una famiglia, e insieme anche a mio fratello abbiamo fatto molte iniziative, abbiamo fatto anche, come dire, molte novità, abbiamo cercato di fare molte cose nuove e quindi tutto sommato siamo molto contente di come sta andando e questo comunque è il Senegal, è il Kaolack, perché noi siamo comunque figli di immigrati nati qua, alcuni venuti qua da piccoli e quindi noi da una parte ci sentiamo bresciani, italiani, però abbiamo anche le nostre origini, abbiamo la nostra cultura, quindi come noi ce l'hanno fatto scoprire i nostri genitori quando siamo iniziati a crescere un po' e siamo anche andati giù in Senegal, abbiamo visto la nostra terra e tutto, ci piacerebbe tanto condividerlo con la gente di qua. Se dico gente di qua, anche noi siamo gente di qua, però vogliamo anche fargli vedere le nostre radici, chi siamo, da dove veniamo. E poi comunque il Senegal è questo spirito di condivisione, è una famiglia tutti insieme. E Kaolack, quando si dice Kaolack si va subito a pensare famiglia, perché in Kaolack è così, è la famiglia a mezzogiorno, tutti che mangiano insieme, la sera idem e soprattutto le domeniche tutti che si riuniscono insieme ai figli, quindi insomma vogliamo fargli vedere cos'è Kaolack e cos'è Senegal e speriamo di riuscirci e speriamo anche nei prossimi anni che sarà ancora più grande, perché come ho detto prima ogni anno c'è qualcosa di nuovo e ogni anno ci sono soddisfazioni nuove, quindi speriamo che anche l'anno prossimo, l'anno dopo sarà ancora più meraviglioso e grazie a tutti, grazie in primis al presidente, tutti i membri dell'associazione, a lui che senza di lui non ce la facciamo, senza il nostro informatico sarebbe un disastro e niente, grazie a tutti e anche a loro, grazie mille.
Prima di lasciarla, integrazione, inclusione, interculturalità, cosa preferisci? Io preferisco lo stare insieme e andare d'accordo. Allora, così mi permetto di passare da Lorenzo. Lori, fa piacere di vedervi qua. Vorrei sapere un po' l'importanza che date oggi a questa giornata. Sì. Allora, un'importanza capitale. Penso che sia bellissimo il messaggio che ha dato Nini prima, perché immigrati, ok, bresciani anche voi, ma la cosa veramente molto bella è che da immigrati e da bresciani, nuovi bresciani, voi comunque vi prendete cura anche del nostro territorio, e credo che questo sia un messaggio stupendo, il fatto di dare il buon esempio, no? Il fondatore della nostra religione, Ron Hubbard, ha sottolineato molto l'importanza del dare il buon esempio, del cercare di prendersi cura dell'ambiente, delle altre persone, il lavorare insieme. Quindi è un messaggio di condivisione, come dicevi tu prima, no? Di integrazione, e funziona, perché si possono fare cose assieme, si può essere efficaci. E quindi io sono onorato di essere qui con voi, di essere in un certo senso vostro ospite con il nostro gruppo, e credo che si possano fare molte cose molto belle per favorire un ambiente migliore, una vita migliore per tutti, no? Una vita migliore è possibile? Sì, c'è possibilità di integrarsi, ma quando siamo sempre insieme. Si parla di solidarietà, si parla di volontarismo, si parla di benessere. Ma per il futuro lei pensa che è possibile? Sicuramente è possibile, e il fatto che siamo qua tutti assieme, noi ministri volontari della Chiesa di Scientology, voi dell'associazione Kaolac, siamo qui tutti assieme a fare un lavoro comune, a condividere un po' di una bella giornata, no? Per fare delle attività assieme, quindi questo dimostra che è fattibile, si può fare e lo si sta facendo. Sicuramente hai amici senegalesi o... Ne ho più tipo tunisini, pakistani, ho tante amiche, sono anche molto simpatiche e andiamo molto d'accordo, cioè nonostante magari appunto come diceva lei l'apparenza, in realtà siamo tutti uguali, anzi ognuno ha proprio le sue qualità, la sua bellezza e le sue opinioni sulla vita che sono anche molto belle e molto condivisibili. Sono anche io molto felice di essere stata qua oggi. Ho parlato anche con qualcuno della vostra comunità, una persona meravigliosa, e mi ha proprio fatto capire quanto sia importante. Purtroppo noi a volte l'uomo si ferma un po' alle apparenze, invece quanto invece è importante andare oltre le apparenze, oltre alle idee sbagliate che tanti ci fanno pensare, no? Voi di noi, noi di noi. Invece alla fine noi siamo degli esseri umani, siamo tutte delle belle persone, e se spinte a fare del bene facciamo del bene. Quindi io penso che una giornata come oggi sia veramente una giornata molto ricca di convivialità, di amicizia, e questo per me è la cosa più bella. Quindi l'occasione di oggi per me è un'occasione anche di conoscenza della comunità senegalese che viviamo tutti i giorni, perché la nostra città vive grazie alla presenza di tante cittadine e cittadini che magari sono nati lontani ma che oggi sono pieni cittadini bresciani. E quindi grazie di cuore, perché occasioni come queste devono diventare un po' un luogo davvero in cui facciamo cittadinanza insieme. E vi ringrazio anche perché e vi porto i saluti della sindaca Castelletti, che oggi non è potuta essere qui ma ci siamo sentite poco fa. Dicevo, vi ringrazio anche perché voi oggi, con un'azione concreta, se vogliamo molto semplice, ma che non tutti fanno, avete anche voluto fare la differenza per la nostra città.
Da un lato invitando qui le grandi autorità del vostro paese e quindi è un onore e un piacere accogliervi, e dall'altro anche con l'azione concreta di pulire un parco, che vuol dire sentirsi parte di questo luogo. Per cui per me è davvero un grande piacere essere qui e vi ringrazio, perché davvero credo che in un tempo come questo, dove la guerra, ahimè, è il modo con cui le grandi nazioni si relazionano, avere dei momenti come questi ci indicano la strada, che deve essere per forza una strada di pace, deve essere una strada di cittadinanza, perché abitiamo tutti un unico mondo. Per cui grazie di cuore. tey ñu fekk la fii nga xamante ni si ci initiative bu am solo bi seen association bi di Bokk Jëf ci Kaolack def bettu ñu fekk la fi waaye lan nga ñu mën a wax ci taxawaay bi. Bon, d'abord ñu ngi leen di nuyu leen ziar Diaspora Vision, vraiment di kontaan ci teewaay bi ngeen fi teew. Bon, Pape Sène, vice-président de l'association Bokk Jëf ci Kaolack, mais tey moom wax dëgg yàlla dañoo am benn mbégte boo xam ne mënuñ ko sax wax quoi, parce que nga xew la ñëpp ñëw rek dafa doy. Gis ngeen tubaab yi, mais li ñu gën a neex mooy association sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci province bi quoi. Kenn desul ku ñëwul yónnee nga quoi. Ba pare li ñu gën a neex mooy ASBP dañu ñëw mais indaale leneen, parce que wax dëgg yàlla loolu tey mooy li ñu gën a neex ci yëf yi, parce que ASBP moo ëmb Brescia. moo tax tey suñu xol sedd loolu quoi, vraiment ci journée bi te ça na fait que commencer quoi. waaw tey ñu gis ne aussi yéen a ngi wane vraiment art culinaire u Sénégal, ñu gis fi ceebu jën yeeg bagage yooyu yëpp tubaab yi xewlu ci yu am solo ak bisaab beeg yeneen ak yeneen, waaye ñuy xam ni tamit koppar yi ngeen ciy jëlee da ngeen koy yóbbu Kaolack. Patriotisme lay tekki wala comme ni ma ko laajee président da ngeen a jàpp ne fii ci dëkk bi nga xamante ne si fi la seen njaboot di nekk soxla boobu xaju fi. waaw mais xam nga par exemple ñun bu njëkk association bu ngeen déggee ni mu tudd sax Bokk Jëf ci Kaolack la, waxuñ Bokk Jëf ci Italie, mais dañoo dem ba ci yàgg ñu ne pour nga jëf Kaolack aussi il faut nga jëf fii nga dëkk, parce que boo jëful fii doo mun a jëf fële. moo tax boobu ba léegi ñuy dugg di àndandoo ak tubaab yi di liggéey si dëkk bi fii, ndax suñu njaboot tey bu ngeen seetloo tey commune Brescia moo ko ànd ak ñun defandoo ak ñun lépp. ba tey si kanam sax bu soobee da ngeen fi gis maire bi bu ñëw, maire Kaolack aussi yónnee na kenn mu ñëw teew, parce que ñun lépp lu nga xam dañ koy dajalee fi rek te pour yóbbu ko suqaliku suñu dëkk ba muy Kaolack, moo tax ñuy dox li ñuy dox. waaw jërëjëfati, xanaa bala ñu lay bàyyi rek ñu xam ni autorités sénégalaises yi en la personne de ministre de la femme et de la famille tey dana fi teew, donte yeneen i activité moo ko fi indi woon, mais bi mu yëgee mbir mi daf ne dana teew moom ak ñi nga xamante ne si ñooy yor PCA wu Grand Théâtre ak directeur général bi. loolu ban gis-gis nga ci am. waaw loolu tamit dañ ciy remercier le grand frère, l'ancien président grand frère Momar Mbow, parce que moom lañ délégué woon mu dox loolu. parce que képp xam nañ ne kilifa PCA bu Grand Théâtre il est de Kaolack, suñ rakk la suñ goro la, parce que am na sërëm boo xam ne mu ngi sëy ak suñ frère bu bokk ci association bi, moom tamit xar na ci bakkanam, mais grand vraiment mention spéciale grand Momar, parce que tamit Brescia yaakaar naa ne ministre bi moom moo ci gën a gagné sax, parce que tey benn mission la ñëwoon mais tey dina def ñaari mission, parce que bu ñu ne Bergamo ne Brescia, donc vraiment tey loolu tamit mbégte la pour lépp li nga xam ne mooy Lombardia bi rek quoi. mais pour bala maa jeexal aussi damay sant di gërëm le consul, vraiment bañ ko contacter ba léegi daf ne musagul génn officiellement, mais ñun la koy joxe ñu tuddee ko bis bi, donc vraiment ñoom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen sant yéen tamit vraiment seen teewaay fii ci taxawaay bi. mais benn affaire bu ndaw rek bu ma bëgg a wax, parce que pour wal leen na ñun Bokk Jëf ci Kaolack dañuy innover, moo tax sax dañ leen koy yëgal rek, parce que j'ai vu que déjà y a le président de association de Thiès waa mu ngi fii Mor Diakhoumpa, ñu ngi waaj a def benn affaire boo xam ñun ñoo koy defandoo ensemble. je pense que boo ko gisee dana la ci wax tuuti, dañoo bëgg quand même au moins bu ñu defee tey Thiès Kaolack suba ñu def Thiès beneen dëkk ba dajale Sénégal yëpp, ba pare ñëw nag au niveau de Brescia ñu ànd ak ASBP liggéey, parce que ASBP moom mooy li nga xam ne moom moo yor dëkk bi. kon vraiment loolu daal moo ñu tax a jóg, ñëpp doon benn, Brescia doon benn dëkk bu dëgër boo xam ne ñëpp benn la ñuy doon quoi. donc ñoo ngi toog ak suñu président Diakhoumpa di président ADTI muy waa Thiès. président ñu for léegi bala ñuy dugg ci programme mu tey bi ci waa Kaolack ñu ne yéen diggante Saalum Saalum ak Kajoor Kajoor yéen a ngi waaj lu rëy
waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Seydina ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu staff bi nga àndal yëpp wax nga dëgg ñi ngi wàcc benn événement bu mag boo xamee ni diggante bokk jëf ci Kaolack ak association Doomu Thiès en Italie xam nga comme que yàlla def ñoo bokk siège bi fu nekk bokkit Brescia bokk Italie kenn ku nekk waroon a def sa benn diine ñu waxtaan def ko benn parce que l'union fait la force. waaw yéen waa Thiès ak waa Kaolack bëgg ngeen ay affaire lekk de bi nu mu demee noonu daa am ay koppar ci ginnaaw wala. non amul ay koppar mais xam nga rek comme que nit ñi dañoo war di sensibiliser di wax ni diine bi diine levée de fonds la ñoom amoon nañ seen programme war ko def ñun ñu am suñu programme war ko def ñu war a daje ci xam nga ni Sénégal yi ku leen génne il faut nga teg ci seen taabal yi dara moo tax ñu def diine bi mais daal pour une première ci Brescia ak ci Italie ñaari association yoo xam ne am na daywa bi am na tolluwaay bi war a bokk def benn évento bu am solo. président kañ la fan la ak ñan la. incha allahu rabi le 19 juillet la ñu ngi koy def via del Mille 45 mooy boo wàccee ci gare bi rek ci Piazza Repubblica boo avancé jëm Garibaldi bi foofu la. évento bi nag bon restaurant bu am solo la bu bakkane boo xam ne boo ñëwee yow yaay servir sa bopp yow yaay xool li nga bëgg nga lekk ko ànd ak sa njaboot bu ko defee ñu waxtaan sottante ay xalaat Italie gépp Brescia gépp Lombardia bépp invité nañ leen. waaw président bu ñu génnee foofu dugg ci bésu tay bi ñu gis ci sa teewaay gis na wax dëgg yàlla. tey waa bokk jëf ci Kaolack ñoo xewle ñu gis fi nit ñu am solo lan nga sentir ci xew-xew bi ni tàmbalee ak setal ba pare def ay activités culturelles alal jooju ñu war kaa jël aussi yóbbu Sénégal. bon li ñuy njëkk a def mooy di leen féliciter parce que yaakaar naa ne bii mooy 2e édition bi heure bii daaw defoon nañ ko wër Italie gépp wër Brescia gépp pour setal ren ñu defaat ko ci beneen format maanaam mu gën a yaatu ñu ànd ak ñeneen ñoo nga xamee ni ay tubaab la ñoom it di leen féliciter bu baax parce que le problème qui se pose mooy lii dafa am solo parce que acte la boo xamee ni kenn ku nekk da nga ciy sentir sa bopp parce que acte bu noble la volontario la loo xam ne da ngay ñëw di génne sa ñaq génne sa alal ca xalaatoo dara retour kon li ñuy def mooy di leen féliciter mais di ànd ak ñoom au nom de l'association ADT au Sénégal d'ailleurs avant ñun ñuy ànd di def dara ñu ngi doon bokk di waxtaan di demalante kon bu ñu àndee tey def benn évento lu am solo lay doon en tout cas daal lu rafet la loo xam ne ñu ngi koy rafetlu ñun ñëpp. waaw mbokk internet yi ku tudd Mor Diakhoumpa mu dëkk Thiès da nga mën a tudd président Alioune Ba bu Kaolack gars yi miin nañ leen ci seen i yëfi doomi bàjjan. président ñu fekkaat la fii tey nga bokk Kaolack dëgg la waaye bokk Brescia ñu xam la ci initiative yu mel nii barki Dembo Ndiaye ñu ngi gis sa vidéo ci heure bi daaw ci consulat taxawaay bi ak jëf ju rafet ji lan moo ko waral. waaw merci le président Seydina ñoo ngi kontaan trop vraiment participer ci journée tey bi xam naa nu nga ma présenté des fois dama koy bañal tax waa Kaolack yi parce que ñun dañoo xaw a transversal. Et donc maanaam dañuy yóbbaale ci ASBP l'association des Sénégalais de Brescia province donc ñu originel de Kaolack bokk ci groupe yi participer ci di liggéey initiative bi rafet trop vraiment noble parce que je pense que on parle de l'ambiente ñëw tey choisir benn parc fas yéene ko nettoyer ànd ci ak sénégalais yi ànd ci ak association tubaab yi maa ngi gis tey seen kabbaa gi nii léegi lañ ma ko jox muy ministre volontario lay tudd Kaolack nag bon c'est pas la première fois c'est une association qui crée des initiatives nobles parce que je pense que daaw defoon nañ ko wër Brescia di pulire loolu dafay faciliter intégration bi day faciliter aussi wala muy yombal aussi ñun message bu nga xam ne ñun ñoo ngi koy transmettre non seulement sénégalais mais ci tubaab yi parce que difficulté bu association nga am mooy
nan la ñuy def ba communes yi accepté ñu nan la ñuy def ba peuple bi accepté ñu mais tey jii boo xoolee dans cette journée là tubaab bi ñoo fi ëpp sénégalais yi ça c'est une bonne signe. Deuxièmement bi nag mooy gis naa programme bi depuis 9h la commencé ba léegi ñoom ñoo ngi ko intitulé Nooy l'ambiente et la cultura mooy ambiente ak culture la ñu boole fas yéene yendu fi di teg sound yi di waxtaan pulire parc bi j'espère que bu ñu fi jógee dana am lu mu jur parce que si genre événement yu mel nii bu ñu fi jógee nañu am luñ ciy téye daaw defoon nañu ko ren ñu defaat ko j'espère que am na luñ ci téye woon te bu ren bi tamit jàpp naa ne bu ñu fi jógee suñuy ndaje yi war nañ di ci gis association tubaab yi nga xam ne ñoo bokk même but lu ñuy def parce que tey sànq damay am ku naan ma xanaa suñu autorités yi deen ñëw ma ne ko mais ñun maintenant on se demande ñan ñooy suñu autorité parce que boo xoolee tey 90% si ñun fii wala 85 ñëpp ay italien rek léegi ñun on se demande ñan ñooy suñu autorité donc autorités yi day nekk ñaar mooy sénégalais yi ak italien yi mais nag nañu gën di ñafe ba fexe autorité italienne yi di bëri si suñuy programme parce que loolu rek volonté politique rek moo mën a changer maintenant suñu nekkin fii message nag bu ma si tëjee di ko lancer association yëpp mooy ñu jéem a dem si des événements pareils jéem a génn si salle yi jéem a aussi gën a tas message bi mu jëm si ñu nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk bi parce que ëppaleetuñu fi ñoom ëppaleetuñu ci dëkk bi dara vraiment di leen féliciter di leen remercier bu baax gis naa ne vraiment Kaolack moom xam nga nag moom bokkul ak ay Thiès ak ay Louga yooyu xam ne ñoom les affaires la ñun on a un message bu nga xam ne chaque jour day am impact day am pratique day nekk sur le terrain jàpp naa nag bu ñu fi jógee nañ ko gën a sensibiliser nañ yokk communication bi parce que je crois que si affiche bi y a plus de 15 associations mais je constate ici que ne Sénégalais yi taxuñ cee bari parce que mën na am xamuñu jotuñu information bi réellement jërëjëf président. waaw président nga wax lu am solo kon gëm nga ni culture vecteur de développement la vecteur d'économie vecteur de lépp luy baax ci àdduna. ah c'est le début et la fin de tout. donc bu culture doxee rek lépp dox. yow mu nekk un homme bu nga xam ne yaa ngi articulé wu ci loolu xam nga ko bu baax quoi. waaw sa xeer bi laa la doon delloo ndax boo nee njàmbur yi ak waa Kaolack moom ci culture da ngay daanu Yaxya Mbow ñu ngi am mbégte bu baax fekkaat la fii yow doo ganu Brescia nga dëkk gis nañ démb journée bu am solo bi am Bergamo waaye tey nga ñëw fekkee si donte Kaolack waa nga waaye fekkee si bés bu am solo gis taxawaay bi lan nga ñu mën a sànni ci ay kàddu. waaw di la remercier trop di nuyu waa Kaolack xam nga man dama bokk Kaolack ndax ku jaar camp Sémou Djimit def fa armée rax ci dolli mu am fa turandoo mu doon tey muskallaf kon man Kaolack kenn mënu maa génne ci Kaolack di rafetlu nag association Bokk Jëf parce que tey booy xool ci parc bi ñu dajee di def programme set setal dafa lay woon d'abord la politique de l'environnement bi ñu war a jël ci gox yi parce que à chaque fois dama koy faral di wax citoyens yi ñoom ñoo war a nekk les précurseurs du développement parce que c'est vrai que ni état renfermé wul lépp loo xamante ne war na mën a mettre en œuvre mais seulement que nit dañ lay fekk cib tool ki neex a dimbali mooy ki nga fekk cib tool bu nit ki jiitee cib tool mu nekk cib toolam d'abord kooku dafay yomb dimbali kon donc message la boo xamante ni ressortissant Kaolack waaye nekk fi dans la diaspora ñi ngi koy def te defe naa ni à travers tout le Sénégal war nañu copier war nañu jël un bon exemple parce que ñëw ba ci réewu nasaraan bi nga xam ne fa ngay suturloo di leen wan ne leen gënu leen maa set gënu leen maa bëgg gox bi ñëw nekk ci ay acteurs de développement je pense que tey waa Kaolack bu ñu gisee seen doom di def loolu cim réew kon ñi nekk ci berkaay bi am na benn message boo xamante ni bu positif bu profond bu ñu leen di transmettre di bëgg nag ci waa Kaolack di bëgg tamit ci seen taxawaay ndax lu ñu def lu ne boole ma ci parce que man ci Kaolack laa bokk ndax je suis un Sénégalais je fais partie de toutes les régions du Sénégal foo ma baatal rek ma kuppu kon nag loolu rek moo ci am solo di leen jaajëfal merci. merci beaucoup donc gars yi kon foog naa ne gis ngeen tey bis bi ni nga xamante ni si noonu la tàmbalee muy parc bi nga xamante ni si moom moo nekk fii ci Brescia ñu ngi nekk ak suñu frère le président
de l'association Bokk Jëf ci Kaolack nga xamante ni si tey ñoom ñoo woote bés bu am solo bi président xalaat bu rafet bii bala ñuy yegg si ci bés bi salo bi nan la dikkalee. Bon, parce que nous avons une équipe dynamique muy Bokk Jëf ci Kaolack nga xam ne ñoom ñëpp dañu am détermination à commencer le président et tous les membres du bureau et du comité directeur. ci loolu aussi Brescia li fi xew xam nga ko tu as été président donc mu nekk milieu boo xam ne daal les gens sont déterminés rawatina sénégalais yi ci loolu nag Bokk Jëf dafa am benn programme annuel bon bii ci la bokk ak yeneen loolu daal moo tax tey ñu ñëw pour dundal li nga xam ne defoon nañ ko daaw. Chers internautes de la chaîne Diaspora Vision tey ñoo ngi fii ci parc Castelli ci Brescia au cœur même de Brescia li ko waral mooy waa Kaolack association Bokk Jëf ci Kaolack moo am bés bu am solo ñu fekk fi ay nit ñu am solo ñu ngi taxaw ak le président Assane Gadio di président association des Sénégalais de Brescia. tey Assane mu am activité yu bëri yu am ci bés bi waaye ci suba gi ñu beral ko setal bi ñu war a setal jardin public bu mag bi nga xam ni dañ fiy ñëw ak sunuy njaboot tubaab yi di fi ñëw xeet yëpp di fi ñëw tey Bokk Jëf taxaw organiser setal bu mel nii ñu gis suñu mbokk tubaab yeeg ñëpp ñëw wuy si lan moo ciy say impression. waaw di nuyu internet yi di la nuyu yow di la ziar di nuyu sama waa ji di wax ne bon vraiment initiative la bu rafet boo xam ne dafay cohésion bi dafay gën a nekk parce que ñun ak tubaab yi ñoo ànd di doxal lu mel nii donc dafa nekk affaire boo xam ne bu rafet la te li fi ñu jëm mooy setal donc vraiment initiative bu ñuy rafetlu la di remercier bu baax tamit waa ànd jëf si liñ koy yaatalee boole si association yu bëri waaw loolu day tax rek comme li ñuy wax rek dañu war a ànd lii nag bon mën na nekk initiative boo xam ne dinañu yóbbu fi ñu bëgg a dem quoi incha allah. waaw ñu gis ne aussi boo xoolee événement bi xale yaa ngi fi tubaab yaa ngi fi comme ni nga ko gisee ci suñu wet mbalit mu bëri jëlee nañ ko fi donte commune bi chaque jour mu yabal fi ñoo xam ne ñoo koy bale engagement citoyen boobu day wane ne intégration bi mat na ci biir communauté sénégalaise bi ils sont conscients de cela. waaw yaakaar naa ne loolu moom fi mu nekk nii des na intégration bi des na mais loo gis rek dafay am fu muy commencé ñu ngi teg ay pas yoo xam ne pas yu am importance la parce que lii nii ñuy ànd di def ak tubaab yi buñ ko joxee ampleur bi mu war a am rek mën na jur affaire intégration bu am solo pour ñun ñëpp xale yi ñu ngi vacances war nañ mën a génn dem si parc yi il faut que ñu intégration bi foofu la quoi intégration bi foofu la mooy que ni il faut que ñu jël xale yi génne leen wala leen si dëkk bi lañ bokk parce que comme ni nga koy waxee yow chaque jour mooy que ne ñii duñu ay sénégalais ay italiens lañ il faut que ñu indi leen ñu génn intégré si dëkk bi du tere nag seen culture dinañ ko sàmm dinañ ko kii mais fii lañ juddoo. waaw ñu xam ne tamit ngoon am na programme bu am solo sur le plan culturel bala ñuy wax ngoon sax gis nga table ji ñu ngi fa def ay xéwal di wane art culinaire u Sénégal mais culturellement ngeen bëgg a wane Sénégal. ñu dégg ne aussi ay hautes autorités de la République du Sénégal incha allah danañ fi teew ku mel ne ministre de la famille et des solidarités ak ñi nga xamante ne si ñooy waa Grand Théâtre le PCA ak le directeur général ak yeneen yi nga xamante ne si ay appui technique la ñuy def au niveau des finances et de l'habitat loolu bi nga ko déggee lan la def. waaw loolu non bi ma ko déggee amoon naa si mbégte bu baax mais le fait que ñoom ñu. promettre ne dinañ ñëw fii Brescia dafa nekk tamit beneen affaire bu am solo parce que ñun demoon nañ vendredi parce que dañu dajale woon opérateur économique yi nga xamante ne ñoo nekk Brescia ak province pour dem foofu mais pour manque d'organisation xam gars yi dañu bàyyi woon tëj seeni boutique ñu ñëw ñu ànd quoi mais comme que lii opportunité bi ñëw na maa ngi leen di oo ñoom ñëpp di leen ñaax pour ñu ñëw ñu def rencontre ko fii et puis après ñun ñu préparé wu nga xam ne lii ñun Brescia dañ ko war a def xaw ma fu muy jaar xaw ma ku koy piloté mais lii ñun dañ ko war a am annuellement gars yi di ñëw fii di wax ñun pour financer opérateur économique parce que li may wax rek opérateur économique yi am Brescia amul fenn si Italie amul fenn si Italie nombre bi fi nekk fii amul fenn si Italie donc seen gëdd ak seen cër dañ leen ko war a jox te luñ la joxul yow yaay dem jëli ko man foofu laa teg affaire bi donc di leen ñaan ñoom ñëpp def naa appel pour ñu ñëw fekkee affaire yi jàkkaarloo gars yi xool lan lañ si mën a am ñoom bu fekkee dafa am lu ñu war a améliorer ñun bu fekkee ne yàlla def na ñun ñu jéem ko organiser
ñu remplacer points yi nga xam ne moo manqué quoi. taxaw ak des jeunes Kaolackois sénégalais italiens ñu ñëw en famille Ibrahima ñu xam la ci yëngatu bu baax ci ay activités fii ci Brescia tey ñu gisaat sa teewaay waxuma la yow mais soxna si yow lañ bëgg a laaj nan nga gisee journée bi. asalaamaaleykum d'abord maa ngi nuyu ñëpp journée bi moom macha allah kontaan nañ préparé nañ ko pendant des mois et alhamdulilah comme niñ ko gisee nit ñi ngi commencé di ñëw donc on espère bien que dinañ ko jeexal ci jàmm ak salaam te dina réussir aussi et c'est pas la première fois ñu koy def bii du première édition bi te gis nañ ne bii yoon par rapport ak la dernière fois affaire yi gën na yaatu. gën nañ organiser wu idées yi aussi yu bëri def nañ ko si donc dañuy ñaan rek yàlla dimbali ñu chaque année affaire bi di gën a avancer incha allah. waaw ñu gis ne tey ci parc bi la nekk di set setal jigéen ñi ñëw góor ñi ñëw njaboot yi ñëw ku tudd Kaolack nag tudd tàngaay ba tudd salte ba tudd mbalit ya ak yeneen yi mais mooy li ci am solo kon tey ay doomu Kaolack bu ñu toogee ba conscient. ci réew mii ñu nekk ndax da ngeen di wane leçon waa Kaolack ni fépp fu waay nekk daa war di dugal dooleem ci lépp loo xam ni day defar environnement bi. waaw xam nga lii moom initiative boo xamante ne nii la comme on dit insegnare la mostrare e insegnare mostrare mooy noi vogliamo mostrare il nostro lato la nostra cultura da dove veniamo e lo spirito che abbiamo anche perché questo è il Senegal i senegalesi sono così si comportano così. E poi vogliamo anche far vedere a ñi nekk Kaolack que nit ki foo mënti nekk rek yow boo bëggee yëkkatiku yow yaay yëkkati sa bopp te aussi setal day loo xamante ne nii comme niñ ko gisee fii jarul xaar des fois lenn li wala ñenn ñi ay nit bu ñu boolooyee mën nañ def loo xamante ne nii dinañ defar seen koñ setal seen gox après nag nit ñi bu ñu gisee ne yaa ngi def après tamit keneen ku ñëw fekk si la si da lay gën a jàppale aussi te day am motivation parce que danaa ñi déjà commencé nañ ñi am nañ pas-pas pour def ko quindi è questo insomma in poche parole. Grazie Ibrahima waaw tey ñu ñëw fekk la ak njaboot gi ndax dafa nekk loo xamante ne si da nga jàpp ne impérativement da nga ko war a teewee. alors man nag maa ngi leen di remercier bu baax seen teewaay su manifestation yi lu am solo la nag. dañ ci jàpp lu baax pour muy am chaque année c'est que ñun dañoo bëgg a jàppale suñ dëkk comme ñun Kaolack lañ juddoo ñëw ba fii bëgg a intégré wu ci fi ñuy dëkk fii Italie mën a boole ñëpp ñu nekk benn comme ça ñu mën a xool nañ mën a communiquer pour mën a def ay projet fii ba mën a dimbale suñ Kaolack Sénégal pour mën a comment dire suñ teewaay dafa am importance fii ak fële donc nañ def lu ñu mën suñ kàttan nañ boole suñ kàttan yëpp pour mën a dimbale suñ Kaolackois yi nekk fii nii ak Kaolackois yi nekk Sénégal li ñu mën ñu ci koy def donc si manifestation yi la ñuy am possibilité boo xam ne nañ mën a xam yeneen possibilité pour mën a ajouter suñ Kaolackois yi. Maam Boy tey dama koy cokkaas Grand Ndiaga ndax bi ngay ñëw dama gis nga ànd ak sa ñetti sët yoo xam ni sa sët laa leen di tuddee waaye say ñetti jabar lan ndax ñoom ñëpp jigéen lan mbégte mi nga am ba gis tey njaboot gi ñu ñëw ci activité yu mel nii nga xam ni dafay dégager culture mais dafay dégager aussi li nga xamante ne si mooy patriotisme ci réew mi ñuy dund ban jàngat nga ci mën a am ak message boo leen di lancer. waa allo maa leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. di def d'abord remercier leen yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla da ngeen jël seen temps yëpp sacrifier ko journée bi loolu laa njëkk a def gërëm leen sant leen parce que bu du woon yéen visibilité du am alors li ma laaj nag dinaa ci sawar tontu parce que vraiment ay nit bu ñu immigré ci dëkk yàgg fa am fa jaboot ba am fa ay sët comme ni ñu ko waxee dafa laaj ñu def le maximum de possibilités pour def intégration jéem a dugalante ak tubaab yi jéem a seet lan lañ def parce que nit ki boo demee dëkk jaamur boo buggee dëkk ak ñoom da ngay xam seen culture xam seen tradition xam seen civilisation lii nag yu mel nii nag day tax di nga am facilité pour intégrer leen xam ñoom ci lan la ñuy dund
nga xam ci lan ngay dund moo tax initiative bi association bi jël vraiment dañ koy rafetlu bu wér a wér parce que vraiment lii moom man kontaan naa ci trop quoi waaw ñu gis ne aussi comme ni ñu koy gisee mbooloo mi bëri na waaye dafa jaxasoo mooy ne tubaab yi ñu fekk si te tey nga xam ne danoo doon dëkkandoo ak ñoom ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bu am solo bi mooy wane waale solo bi nga xam ne si ñoom jàpp nañ ne bés bi am na ko solo ngoon ñu xam ne tamit Brescia Sindaco bi fi nekk dana ñëw teewee bés bi waaye ñu yëg ni tamit autorité sénégalaise yi nga xam ne dañ fay ñëwoon pour yeneen émission am nañ yéene teewee ko loolu ndax day gën a wane rek seen taxawaay ci liggéey ak rapport bi ngeen di créer. effectivement li nga wax moom dafa leer et réponse bi sax wax nga ko naa la tontu mais réponse bi wax nga ko parce que vraiment dara gënu rafet ngay def benn affaire ànd ci ak waa dëkk ba loolu non seulement dañuy am visibilité mais dañuy permettre ñoom it ñu xam suñ culture xam ñun tam ne dañu am benn civilisation parce que ku nekk xam na ne célébrité bon du tubaab yi rek a set ñun dañoo set comme ñoom dañoo bëgg lu set bëgg lu rafet bëgg ambiance bu mel nii donc bu ñu wootee ci affaire bi mooy comme ni koy olof yi di waxee rek oo nga naar ci guuxum sow ñun dañuy ñëw participer te ëpp leen ci sax diñ parce que ñun le sénégalais bon du ma bu naa wax Afrique sax mais man comme Sénégal laa xam Sénégal laa miin moom laa la mën a expliquer Sénégal nekk na dëkk boo xam ne amul benn dëkk bu ko gën a set amul dëkk bu ko gën a civilisé kon ressortissants yi bu ñëwee ba fii pour intégrer ak tubaab yi liggéey ak ñoom ay nettoyage yu demee nii ay problème mu lekk yeeg yooyu vraiment du amuñ ci benn problème quoi on n'a pas ce problème là vraiment. waaw merci beaucoup ci invitation bi ma ngi leen di remercier yéen ñëpp waa association Bokk Jëf bu Kaolack et tous les Sénégalais qui sont réunis ici aujourd'hui pour manifestation affaire bi dafa nag li nga xamante ne initiative bu am importance ñëpp bu ñu ko jàppee daal je pense que association yëpp mën nañu xeej fu nekk parce que lii mooy andi écarté may place association comme parc bi ñëpp dañu ko nettoyer tey bokk ko ñu nettoyer ko je pense que c'est utile pour tout le monde c'est ce qui est important pour nit ñi mën a utiliser aussi parc bi waaw ma ngi leen di remercier bu baax ci seen liggéey bi ngeen def tey waa jërë ngeen jëf yéen ñëpp sénégalais ak association Bokk Jëf bu Kaolack merci beaucoup. association yi amu ci kenn kuy dajale xaalis di ko def ci dëkk bi luñ dajalee fii rek mois de août dañ koy yóbbu mois de décembre dañ koy yóbbu le maire de Kaolack est là mën na ko témoin bu jëlee kàddu dana ci wax ba tax na dafa am lu ñuy waajal pour la première fois ñaari association ànd di liggéey pour la première fois muy ñaari moor dama bëgg ngeen tàcc loolu ndax ñoom ñaar ñoo togg ba mu ñor kenn ku nekk dem informer sa association ñëpp rafetlu ko léegi nag ñu am benn journée boo xam ne ñun ñoo ko tànnal suñu bopp je pense que sama frère honorable da nga ma jéggal parce que tey ñëpp yëg na yow xam nga du ma def dara ci yëguloo mais tey kenn yëgu ko damay bañ nga yaakaar ne galaan bi xam nga donc dama bëgg tey ñii li ñuy def dafa am solo boo xam ne ma bëgg ngeen jël seen engagement yéen ñaar ñii yónnee leen invitation officielle pour le 19 juillet boo xam ne dañuy xëy ñëw yendoog ñun di wax ak ñun ñu leen di tontu ñuy bind lépp waaw génne waa Brescia yëpp génne Kaolack waa yëpp génne waa Thiès yëpp ñu ñëw taxaw jàkkaarloog ñoom ndax Moodu kat grand Jaga Sow ngi ni retraité na am na kër am na lépp mais bëgg naa am leneen benn cité boo xam ne ëllëg fa lay toog ak keneen ak keneen kon yéen ñaar laa bëgg ngeen jël seen engagement vraiment ci kanamu DG ñëpp gis leen jërëjëf. bon li ñuy wax rek di ko yóbbante honorable mooy association yu mel ni association Bokk Jëf ci Kaolack ak ADTI association Doomu Thiès en Italie dañoo jar a bàyyi xel ndax ñun 2019 lañ judd août bii weesu lañ doon def suñu bilan ci région de Thiès on a dépensé 650 millions 650 millions loolu
képp ku xam da ngay jug di dem war nga naa bàyyi xel te defuñu ko kenn lu dul les autorités ak suñuy nit ak suñuy rakk suñuy mag ak suñuy doom te ñu ngi koy doog a médiatiser kon jot na nag wax dëgg yàlla nit ñi jàpp ci wax naa ko léegi ci kër yi le 19 ñun normalement am nañ fa foo xamee ni le 19 ñi matal dina leen jox seen terrain kon ñu ngi leen di tàllal loxo incha allah rabi dinañ leen jox seen leer bu ko defee ñu ànd liggéey parce que askan wi yaakaar naa ni moom tax a jóg te askan wi mooy politique rek mooy association parce que tey parti politique yëpp maanaam ay association la ñoo yor récépissé kii lay jàpp fii kii jàpp fii ñu ngi leen di tàllal loxo pour ñu bàyyi xel ñi nga xam ne mooy association yi ñun am na récépissé fii am nañ ko Thiès bon ñooñu it noonu ñooñu ci jiitu fuuf ñu mun defee 600 millions ñoom c'est sûr que def nañ plus kon ñu ngi leen di tàllal loxo le 19 incha allah rabi dina def benn terrain boo xam ne ni dañ koy def pour lever de fonds pour ñu doon am lu mu soxal trop mooy à Pout dafa am benn centre handicapé boo xam ne ni wax dëgg yàlla bu fa dugg see rongoñ dafay tuur parce que ay xale yoo xam ni dañoo am leneen mu bindoo seen waajur yi joxe leen fa ña fa nekk ñu war leen di xool ñu war leen di def nekk parce que jamono ji moo toll foofu ku liggéeyu ci loolu yaa ngi perte parce que def na ci réew mi plus de 30 ans politique yëngu nañ ci bu dul benn yoon du ñaar yëngu nañ fu nekk mais lii ñu jàpp man xam naa ni bu dul dara liggéey suñu borom la ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen daanaka wala plan bu gàtt leen noor voilà donc man li may wax Thomas du bëri d'abord ci honorable man dama bëgg nit ku tey dama bëgg nit ku baax dama bëgg nit ku yëg nit te loolu lépp dafa nekk ci honorable donc on s'est battu ensemble donc ñu xeex nga gagné ma on s'est battu et tu m'as battu lu dëgg après ma jël temps ma ne xaaral ma jéem a xalaat nan nga def ba gagné ma parce que dama nekk pouvoir am xaalis am moyen amoon nit ñi may xalaat ba ci kanam ma ne j'ai trouvé la solution. Pourquoi vous m'avez battu? C'est parce que dafa nekk nit ku ëmb nit ku baax nit ku yaatu nit ku yëg loolu nag bu ko bàyyi waaw tant que yaa ngi def loolu tu auras tout le monde kon tout loolu àndal il faut nga yëg nit ñi di leen déglu di dem ci ñoom di wax ak ñoom loolu boo ko amee nit lu am xaalis am ay milliards comme ni ma ko amee yoon nga gagné ko donc je vous souhaite bonne chance nous serons à vos côtés pour vous accompagner parce que Sénégal ñoo ko bokk cette victoire c'est la belle victoire du Sénégal li ma gën a neex nag ci Diomaye ak gouvernement du Sénégal voilà ay xale yu ndaw laa gis ñuy promouvoir donc loolu c'est de l'espoir tax na sama xel dal su ma taxawee gis ay directeurs yoo xam ne ay xale lañu ay karaw yu ñuul ñu ngi nii ay xale yu ndaw donc loolu xaw ma ndax est-ce que duma bàyyi fu ma nekkoon ñoo jàppale voilà c'est ça waaw ci loolu ñu ngi sant di gërëm di remercier monsieur le maire jërëjëf booy nekkee doomu dëkk nga geesu gi sa kilifa mu ñëw def des milliers de kilomètres ñëw toog sa wet da ngay am sa xel day delloo donc tey suñu xel dal na ñu ngi lay yóbbante ci sëriñ bu picc nga ci kaw mais xel maa ngi ci suuf léegi suñu xel yépp kaw la loo leen taxaw bëgg ko incha allah bokk jëf na ci ànd ak kaw la luñ bëgg nag mooy ñuy luñ bëgg ngeen ànd ci am ñun moo li tax ñu dajee fii aussi bokk jëf comme ni nga ko waxee toujours day demale ay projet
tabax nañ poste de santé boo xam ne valeur 600 millions donc tey mooy bu samedi bokk jëf ci Kaolack grâce à nos vaillants présidents Momar ak ñi ko jiitu donc dem nañ ba tabax un poste de santé bu bokk parmi les meilleurs postes de santé de Kaolack. Annuellement dinañ def ñu rénover benn poste de santé mais dañ ne Kaolack dafa tàng li ko waral mooy xorom si mu ngi yàq suuf bi garab yu bëri ñu ngi dee man nag ma ne suma mandat man ci bokk jëf ci Kaolack mooy ma reboiser Kaolack donc ma jëmbat ay garab commencé nañ ko daaw jëmbat nañ 370 garab am nañ taux de réussite de 80%. Donc dans 2 mois, nous allons commencer la deuxième phase. Nous voulons le faire avec vous, monsieur le maire, avec le maire, la mairie, les associations de Kaolack. Il faut que nous le petit, monsieur le maire. Voilà, li ma war di wax nag mooy ceenaa de bioforage bi du dëgg dañu bëgg nag yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci jigéen nañ ñëw les associations comme Badou et autres ñu ngi leen di xaar ci bés bi ndax lu fa waay def rek dana am njëriñ donc loolu laa mën di ko wax ci sant ñëpp di gërëm ñëpp. Madame le ministre avec les chauffeurs, c'est maman, voilà. Voilà Madame le ministre avec le grand chauffeur, c'est maman. Ziar naa la. Voilà. Voilà donc c'est l'arrivée du ministre. waaw ñu ñëw toogaale nag su ko defee on gagne un peu de temps parce que il fait nuit te suba dañoo war a timbaraale ñun timbaraale rek lañu xam yeewu rek dem ci usine bi dem carte dóor waar weer dañu tàllal suñu loxo ñun loolu lañu timbaraale. Timbaraale mooy imprimer sa carte d'entrée ak de sortie de la société pointage timbaraale. fi nga nekkoon boo olof bi dañuy réer italien rek ngay wax da ngay jël carte pour mu weer dee nga def nii. jàll sil ok. xëy na. oui bien sûr. ana sa yéen na ngeen. Alhamdulillah. Ravi de la voir. Moom mooy adjoint maire bi. Voilà, si on peut laisser monsieur le ministre, madame le ministre, arriver ici, je pense que on peut la présenter devant le public. Voilà, madame la ministre. Après, ça sera au tour de l'assesseur de la souhaiter la bienvenue. Voilà, tout le monde se met debout. En attendant la salutation des officiels. Voilà, merci. Voilà, on peut rejoindre nos postes car il fait un peu de nuit. Buonasera signora Assessore, siamo oggi parlando di cultura, di integrazione e di ambiente. Sicuramente stamattina lei ha visto il lavoro che hanno fatto i ragazzi con i volontari anche italiani. Sì, intanto vi ringrazio di cuore la comunità senegalese che ha voluto, proprio perché si sente parte, no, del territorio che abita, dare una mano nella pulizia di questo parco, che è il Parco Castelli, uno dei più grandi, insomma, e più importanti di Brescia, per cui vi ringrazio perché, insomma, dedicare del tempo vuol dire sentirsi appunto parte e avere cura del territorio che si abita. Per noi è un momento importante questo di conoscenza reciproca. Sappiamo bene quanto la comunità senegalese sia una comunità importante e fondamentale anche nel nostro territorio, qui in città, e più riusciamo a stringere, ecco, relazioni
positive, più riusciamo anche a costruire ponti tra le diverse comunità, ponti tra le diverse nazioni, e quindi vi ringrazio nuovamente, porto anche i saluti della nostra sindaca Laura Castelletti per questo momento di convivialità. Si è parlato di ambiente, si parla di cultura, sapete che Brescia è stata da poco capitale della cultura insieme a Bergamo, per cui anche mescolare insomma i saperi, mescolare le arti tra le diverse culture è uno dei ponti davvero per conoscerci e per abitare insomma questo mondo, per cui vi ringrazio. waaw tey mbégte bu rëy lan am taxaw ak sëñ Mbacke nga xamante ni si adjoint au maire bu Kaolack la bu waa Kaolack woote adjoint au maire ñëw teew loolu yaakaar naa ni duñ ne lu tax waaye war nañ ko mën a laaj politique bi nga xam ni maire Kaolack gis na ni am na solo ci doomu réewam yi nga xamante ni si doomu koo xam yi nekk bitim réew te di leen bàyyi xel ba nar a jàpp ne lii lépp luñ fi jëlee ñu delloo si waat ko Kaolack loolu ban yëg-yëg la ci commune Kaolack am. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci kenn ku nekk ci turam ak santam di am mbégte teew fii bu baax a baax ci turu monsieur le maire Serigne Mboup ci bis bi nga xam ne njabootu ko boppam muy njabootu Kaolack ñoo ko woote woon te ku wax ne njabootu Kaolack fu ñu mën a nekk yaakaar naa ne monsieur le maire war na caa am taxawaay kon nag loolu moo waroon sunu ñu taxawal ko fi tey muy loo xam ne tamit lu war a am la parce que association la boo xam ne wax dëgg yàlla bari na njariñ yoo xam ne ñi ngi ko doon def Kaolack di jiitu monsieur le maire dafa nekk ba tey jii bi di ci mujj mooy yàggul def nañ fa benn journée de reboisement boo xam ne wax dëgg yàlla am na réussite te yaakaar naa ne loolu tamit dañ koy continuer kon daal mënuñu wax lu weesu woon mooy xool li nga xam ne ñoom xëy na am nañ ay jafe-jafe ci dëkk ba ci Kaolack loo xam ne ñoom xëy na lu ñu war a am la ca yàlla dogal amaguñ ko te ñu ngi koy bëgg ñu xool monsieur le maire nee na moom loola lépp lu mu ci xam te man ko ci wàllu dooleem dana ko def waaw loolu wax na ma ko ba démb rek wax na ma ne ma am na affaire yu terrain yu ñu doon wax waaye xëy na ñoom ba ñu lancé appel bi pour wax ne dañu def demande xëy na am na ci amuñu woon information bi waaye nañ xam ne lépp lu ca ñu dëkk Kaolack nekk ñoom lu ñu war a am ñoom war nañ ci am kon nañu def benn collectif boo xam ne soit que buñ ko dee defee ñoo xam ne ci mbooloo association la wala ñu def ko ci groupement def seen i demande wax li ñu bëgg bu ko defee loolu danañ ko dugal fi ñu ko war a dugal bu ko defee lañ ca war a am ñu am ko parce que loolu la ñëpp soxla. jërëjëf Mbacke waaye tamit am na loo xamante ne si mënuñu la bàyyi nga dem te laajuñu la ko ndax ku xam Serigne Mboup xam ko ci wax dëgg yàlla homme d'affaires bu am solo bi mu ñëwee léegi ñu gis ne teg na ay foire yu am solo yuy faral di am Kaolack ndax jàpp leen ne jot na ñu gën a yaatal jokkoo bi diggante moom ak ñi nga xamante ne si ñoo dëkk Kaolack bàyyeekoo Kaolack te nekk ci bitim réew am fi ay xam-xam yu wér am fi tamit ay nit ñu nuy àndal di liggéey ñoo xam ne mën na noo indi yokkute Kaolack. waaw jërëjëf laaj nga laaj bu am solo parce que loolu mooy sunu intérêt loolu mooy intérêt Serigne Mboup parce que donte mi ngi def ay liggéey ay foire waaye xëy na am na loo xam ne partenariat moo ko man parce que ñoom doole yi ñu am fi ñu nekk ni tey ñoom am na doole yoo xam ne ñoom seen commune yi am nañ ko te ñun amuñu ko te loolu bu ñu lëkkaloo jaxasoo rek dana am yoo xam ne danañu ko mën a faciliter xëy na muy ay manquement yoo xam ne ñun amuñu ko ñoom dañu ci mën a jàppale effectivement loolu mooy li war parce que man daaw ñëw naa fi bi ma fi ñëwee dama leen rencontré ñu wax ma loo xam ne seen i bëgg-bëgg la ci dox yu ñu bëgg a dox ànd koog maire xëy na ñàkkul ne amoon na ay jafe-jafe ci parce que diggante boobu 2 ans yi xawoon na compliqué ci liggéeyin bi waaye mel na ne xëy na fii ñu toll nii am na coppiku ci am yaakaar naa ne loolu dañ ko mën a relancer waat ba ñoom li nga xamal ne mën nañ ko Kaolack te war koo mën a dimbalee Kaolack ñu taxaw ci ñun tamit suñu wàllu liñ ci war a taxaw suñu diggante ñoom ñu taxaw ci. honorable tey ñu ngi fii ci Brescia association bi di bokk jëf ci Kaolack woote journée bu am solo tey ci suba ñu nekkoon fi doon def li nga xam ne mooy set setal bëccëg bi ñu séddale ay añ yu am solo ci ay plat sénégalais muy art culinaire bi léegi nii ñu ngi taxaw war a def li nga xamante ne si mooy waxtaan bi ak démonstration culturelle
sa taxawaay en tant que député ak wax dëgg yàlla say impression. waaw jërëjëf Seydina di la ziare bu baax di ziare sa technicien waa ñëw fii nag Brescia sur l'invitation de mes frères association Bokk Jëf de Kaolack et ñu yëg ko yëg nag mais bi ñu ko yëgee rek devoir la si ñun rek ñu ñëw teew fii parce que nag démb on était à Bergamo avec la délégation du ministre si forum économique bi fa am et ñu envoyé nag waa FONGIP waa SICAP ñëw fii pour mun a waxtaan ak les immigrés par rapport à leurs investissements mu nekkoon lu am solo bañ fi paree nag tey tam ñu ñëwaat fii Kaolack ñëwaat fii Brescia nag ñëpp xam nañ ne immigration yi fii la sosoo tout a démarré ici et cette association l'association Bokk Jëf bu Kaolack nekk association bu fi yàgg liggéey bu mucc ayib à travers moom tamit ma ziare mag ñi nga xam ne ñoo ko sanc ak magu Brescia yëpp yi nga xam ne ils ont fait un travail extraordinaire si wàllu organisation ak encadrement de la population day sant bu baax sunu mag Momar Mbow di si muy santaale tamit magu Brescia yëpp tey nag ñu ñëw fii muy un événement bu am solo et ñu nekk dem ci wàllu environnement ak wàllu protection de l'environnement ñu ne ay sénégalais dëkk Brescia ñëw nañ si parc bi nga xam ne ñëpp dañ fiy daje ñu war ko setal lu am solo la loo xam ne dañ ci war a méditer pour xam ne tey ñun nekkatuñ fi ay gan fii la ñu dëkk te nit ki sa environnement da nga ko war a sopp kon nag li association bi def lu am solo la ñu leen ciy jaajëfal li si des ñu daje ñoom seen biir waxtaan les techniciens de FONGIP et de la SICAP ñëw ànd ak ñoom pour expliquer leen les modalités de financement ci wàllu jënd kër ak ci projet muy la am solo donc daal dañuy saluer initiative yu mel nii vraiment demander la communauté sénégalaise à ce que ñu gën a nekk benn les associations on s'est rendu compte depuis un certain temps dañoo gën a disloqué et ici en Italie on avait réussi à les regrouper en zone il y avait la FASNI il y avait la FAS, il y avait le Castro et autres, mais après un certain moment on a senti que dañoo tasaat mais li ñu war a liggéey muy yow Seydina am nga si pàcc bu mag boo si war a def mais may lancer un appel à toutes les associations à tous les daara qu'on aille vers un regroupement pour que les autorités sénégalaises et autorités italiennes am ñu ay interlocuteurs yoo xam ne du ñu bëri donc daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci beaucoup honorable ñoo ngi am mbégte bu baax a baax waaye gis nañ ne aussi ci li nga xamante ni si mooy teewaayu autorités yooyu ngay wax tey bu ne ministre de la femme et des solidarités ñëw na Italie ñëw Bergamo def activité ci mission boobu mu dégg lu mel nii ngeen góorgóorlu liggéey ci ba mën kaa indi mu mën a saafantoog ñi loolu aussi ñu ngi la ciy sant waaye ñu la ciy laaj fan la liggéey boobu jaar. waaw xanaa waxtaan ak moom biñ ko waxee rek vraiment da ko comprendre. yàlla def na teg mu xam tamit waa Brescia moom ñëpp xam nañ ko Brescia c'est le début de l'immigration kon nag ministre yu ñëwee ba Bergamo dégg na Brescia xewlu na ñu wax ko automatiquement mu rafetlu ko bien que sax le calendrier était très serré et dans un premier temps elle a demandé aux techniciens jiitu leen ma man tamit comme député may leen bàyyi leen ma jiitu leen waxtaan ak ñoom ñu dalal leen donc lu ñuy rafetlu la mais li ñuy demander dans toutes nos autorités que nañu jege askan bi parce que mënoo jiite askan boo xam ne da nga koy sori donc initiative yu am solo la donc ñu war koo gën a yaatal bépp autorité bi fi ñëwati wàcc à la base saafante ak ñoom ñu xam seen i problématique suñu demee ñu yóbbu ko pour ñu mën ko saafara. doyen Camara Alioune ñu xam ni ku tudd association Bokk Jëf ci Kaolack tudd la tey. ban mbégte nga am ci journée bi nga xam ni organiser ngeen. waaw journée tey bi moom macha allah parce que journée setal bi ñu def nii lu ñu gëj a def la dañ ko daan def chaque année mais bii moom spécial la bii dañ ko bokk association yi ñu nekk si gox Brescia yëpp ñu dajale ko ñu ne tey moom dañuy setal Brescia quoi. far ñi am occasion am ay gan yu macha allah le ministre yore affaire mbirum social député maire de Kaolack. ak ñoom ñëpp ñoo fekk ñu fii ñu ngi si am mbégte bu mag ak waa Brescia ñëpp ñoo jàppale ñu si affaire bi ñu ngi si am mbégte bu mag macha allah. waaw ñu gis ne aussi ngoyaan gaa ngi daw ku mel ne directeur Grand Théâtre ma ngi fi PCA Grand Théâtre ma ngi fi kon ce qui veut dire que ni wàllu culture am na ci solo. waa culture am na si solo xam nga ñun en général soo seetlu suñu programme yëpp. dañuy gën a avancer culture quoi moo tax ñuy invité ay artistes waaye ni bari ñu ñëw def suñu journée yi mel ni toi mais tey moom sérieusement waa PCA bu Grand Théâtre mi ngi fii bokk si ñun ñu bokk benn dëkk Kaolack
mu ne moom mënul toog mënul ñëw Europe du seet si waa Kaolack it waa sérieusement occasion bi ñun kontaan nañ si trop quoi macha allah. Buongiorno a tutti, questo evento è stato nell'insieme positivo, a parte che avevamo sperato una maggior partecipazione della popolazione di immigrati ma anche di italiani alla loro presenza a questo evento, ma nell'insieme è stato positivo perché abbiamo la partecipazione del scrittore Abdoulaye Thiam che ha presentato il libro Lo sciopero degli invisibili, e abbiamo anche il nostro giovane Ibrahima Kamara che ha raccontato in modo breve la storia dei personaggi chiave della storia senegalese, la storia dei personaggi chiave del Senegal. Abbiamo approfittato anche del forum che è stato a Bergamo per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, per cogliere l'occasione per sensibilizzare le autorità che erano nel forum, diciamo il ministro, il presidente del consiglio di amministrazione del Grande Teatro di Dakar e il direttore generale. FONGIP, le fondazioni FONGIP, la SICAP, abbiamo approfittato del loro forum per farli venire a Brescia, e per questo dico nell'insieme è stato positivo. Comme ni ngeen ko xamee ñu ngi taxaw ak madame Mboup nga xamante ni si mooy présidente jigéeni association Bokk Kaolack bokk jëf ci Kaolack. Tey ngeen am bés bu nu mel jigéen ñi taaru ñëw taxaw gis naa leen sax bi ñu defee ngoyaan ñu commencé yëngatu. ñu ne déetawaay ministre de la famille et des solidarités ñëw teewal leen loolu lu muy tekk ci yéen ak lan ngeen di xaar ci moom. waaw ginnaaw bi ma la nuyoo maa ngi lay ziar waa di ziar ñi fi nekk ñëpp di ziar président Bokk Jëf ci Kaolack waa di kontaan trop ci bés bi vraiment te xam ne am na solo waa li ñuy xaar daal mooy que ne comme ñun ay doomu Sénégal lañu ñu ñëw fi yàlla boole ñu fi. te li may wax rek picc ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf te comme lépp suñu xel ak suñu xalaat yëpp Sénégal la lii nag buñ koy def maanaam dañ koy def rek pour lépp luñ ci am ak lépp luñ ci jëlee ñu mën ko yónnee Kaolack ci dëkk ba seet loo xam ne mën nañ ko fa def ñu def ko fa loolu rek moo tax a jóg journée bi ak yeneeni journée ci kàttanu yàlla ministre bi nag comme dañ fi ñëwoon démb forum mu fekk ko fi ñu invité ko te comme mooy ministre yu jigéen ñi bu ñëwee rek ci kàttanu yàlla ñu wax ko suñuy doléance li ñu bëgg ak fi ñu bëgg a jëm ak li nga xam ne ñoom it moom liñ leen falee ñu xool daal suñuy bëgg-bëgg ñu wax leen ko waaw. Alioune Badara mu nekk président association boo xamante ni si ci social rek lay dox tey président boo ñëwee fekk waa Kaolack ñu woote bés bu nu mel. waa Brescia yëpp ñëw wuy si leen ñu ne déetawaay délégation bu am solo jógee Sénégal ñëw wuy si leen te lépp jëm ci wàllu solidarité ndax lépp luñ fiy dajale tey ña ngi koy delloowaat askanu Kaolack ga ca Sénégal loolu lan la lay def. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi lay ziar di leen di nuyu cameraman bi di suñu frère di nuyu le président di wax lii. C'est une fierté. C'est une fierté. Ça touche le cœur. Parce que yàgg naa fi ci Brescia mais Bokk Jëf bu Kaolack lu ñuy liggéey fii vraiment ça a salué duñ si war a jàpp rek di leen sant di leen gërëm parce que ñoo ngi fi mais ils n'ont pas oublié dëkk ba tout ce qui sont en train de faire ça dañ koy yóbbu fële. Donc xoolal aussi ñëw di collaborer avec la mairie de Brescia ñëw def genre set setal vraiment wan que ñun aussi ah dëkk ñun bokk fi ñun dëkk donc lii c'est vraiment à saluer donc nit ñaan rek li ngeen bëgg yàlla nag yàlla sa jàppale surtout aussi autorités yu ñëw vraiment ça lii def c'est une fierté wane que vraiment que ñoom ils nous ont pas oublié que ñoo ñu fi fekk aussi doomu Sénégal doomu Kaolack ñoo ngi fi di liggéey bu rafet donc vraiment ñoo ngi leen si sant di leen si gërëm di wax c'était Badou président association ànd dimbalante jërëjëf merci beaucoup. ku tudd Sicap tudd kër te ku tudd kër xam ni mooy aajob moodu yi li ci ëpp
tey ñu xam ni état moom Sicap te it gis nañ ne at yu mujj yi problème mu kër li koy gën a cheral suuf su jafe bokk na ci waaye bokk na ci ay promoteur privé yoo xamante ne si dañ daan ñëw wax wala dige loo xam ne duñ ko téye mu mel ne ni ñu waroon a régulier mbiru suuf ak ñin ko dénk dafa xaw a des ci politique bi politique publique boobu tey wëlbatiku xaw ma da ci doon wuta saafara wala dafa gën a lëjal ndax tey gis nañ ne structure bu mel ne CDC nga xamante ni si li mu yor ci koppar ma nga fa tege mu tëjji benn succursale laa koy tuddee bu yor habitat muy CDC habitat donte dëgg la lii soxla bi bari na waaye ndax jàpp ngeen ne dana yombal seen liggéey. jërëjëf comme ni nga ko waxee Sicap dafa am mission de service public mission de service public bi mooy dañoo war a jox sénégalais bu nekk logement mbaa terrain si at yi mujj nag mbir mi sooxe woon na trop ndaxte logement social logement aidé la logement aidé mooy nguur gi daf ci war a dugal loxoom li taxoon ñi daan wax Sicap ñenn ñi di ci rafetlu liggéey bi ci am mooy état daf ci dugaloon loxoom bu baax dugal loxo bi mooy dañ doon joxe suuf si di dimbalee Sicap ci financement bi di wàññi fiscalité bi loolu yëpp bu amee nag day wàññi prix bi pour acquéreurs yi mën a am ay prix yu yomb ak ay conditions d'acquisition yi yaatu moo taxoon Sicap mënoon def ay location vente sur 10 ans et sur 15 ans bu ñu waxante dëgg mbir mi mu ngi sooxe ci année 2000 yi mënuñ wax ne que peut-être que état bi fi nekkoon gëmul woon logement parce que logement ay coût la bu fekkee sociétés yi dañoo dem jënd ci suuf wuti ji financement dañ koy répercuter naturellement ci coût bi li ci jaaxaloon ñëpp mooy état da daan jox ay privé te du jox ay instruments am suuf du leen dimbale ci financement bi ñu ñëwee ba 2006 créé nañu benn structure bu tudd CDC CDC mooy caisse de dépôt et consignation mooy fa nga xam ne fa la ñuy denc xaalis dépôt yi ak consignation yi sénégalais yi di def mission bi ñu confié woon CDC mooy financer le logement social bi ñu demee ba vers 2017 changé nañu loi bi yokk si et di logement standing mais taxul ne mission bi ba léegi dañ leen ne dañuy financer le logement te président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre fàttali nañ ko lu yàggul que CDC dafa war a financer Sicap HLM ak Safrou comme ni nga ko waxee CDC tamit am na filiale dañoo créer une filiale boo xam ne CGIS la tuddoon léegi ñu tuddee ko CDC Habitat ñuy def de la promotion immobilière c'est vrai que bokk na ci seen objectif social que mën nañ ko def waaye ñun li ñuy déplorer mooy ñàkk financement bi nga xam ne ñoom war nañ ko def te ci seen objet la ñu bokk daanaka mooy premier objectif bi ñu leen assigné financer le logement social financer des structures étatiques et même le privé loolu nag defuñu ko bu ñu waxante dëgg te dafay xaw a niroo concurrence déloyale parce que ñoom am nañu moyens yi di dérouler alors que yeneen structures yi nga xam ne ñoo ëpp expérience nekk fi depuis des années tabax la Dakar moderne ñu waroon leen soutenir gisuñu soutien boobu. waaw foofu mu nga baal ma rek parce que da nga ne moom ci ay mission am tabax ay këru standing la mais est-ce que tamit ay këru social bokk ci. non dama ne mission mooy financer le logement social. waxuma la faire de la promotion. Première mission c'est le financement du logement social et du logement standing. boo demee ci loi bi loolu ngay njëkk a gis. loi 2016 bi 2006 bi. même bi ñu modifié dañ ci yokk rek. logement standing mais logement social bi mu ngi ci ba léegi financement du logement social et du logement standing volet financement boobu nag la ñuy xaar parce que ay koppor ñoo yore tabax c'est des moyens en réalité le logement social c'est y a pas de technicité tabax ñaari néeg ak salle du lu jafe waaye bu fi koppor gi nekkee day teew ma jox la misaal benn exemple en 2005 bi inondation yi amee bi ñuy jëlee reculer des élections jël sa budget là ne dañuy defar
cité Jaxaay mais en 6 mois la ñu tabax 2000 logements pour te dire que logement xaalis ko yor Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 tabax Tawfekh Yaakaar en 7 mois tabax nañ 2000 logements kenn du la kenn nax suuf la ak xaalis moo ko yor. Cheikh internaute tey ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni si moom mooy bu yaboo ñu bañ a wax kilifa waaye ñu wax cër bi tax ñu gën a taxaw ak moom muy PCA li nga xamante ni si moom mooy Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose kilifa kenn dootu ko présenté waaye tey kilifa da nga ñëw ci dëkk boo xamante ni si ku gëm cosaan la gëm intégration gëm culture tey waa Kaolack nga xam ni sa dëkk la gis liggéey bu am solo bi nga ciy def pour jaay Kaolack tey boo ñëwee fekk famille Kaolack ci association bi ñu tuddee bokk jëf ci Kaolack ñëw taxawal bis boo xam ci suba gi danoo def set setal ci fii nga xamante ni si mooy parc bi ci gën a am solo ngoon gi ñu def cosaan bi di wane culture Sénégal lan nga yëg. waaw c'est un déclic c'est un message boo xamante ni yéen a ngi nekk di ko lancer les Kaolackois qui sont actuellement à Kaolack da nga wax ni journée bi ngeen ñëwee da ngeen ko tàmbalee ci set setal week-end bële laata may ñëw man ak sëñ Djililo ak sëñ Mame Thierno Mbacké dañu organiser benn 48 heures boo xamante ni dañu nekkoon di set setal di nettoyer Kaolack et c'était pas la première édition te ñu ngi jëm ci bés bu mag boo xamante ni le 9 juillet bëgg a génne Kaolack waa yëpp ñu raxas Kaolack bale ko déboucher canal yi ba mu set wecc buñ ca noppee def reboisement bëgg nañ buntu kër bu nekk ñu saxal fa ñaari garab ndax dëkk loolu daf ci am solo wàllum cet ak wàllum reboisement ak wàllum environnement dafa am solo lool ci dëkk daf ci am solo lool donc message la bu ngeen lancé Kaolack waa yi nekk fële ndax fii booy xool daanaka taxut ñu naan dafa salte waaye def ngeen fi set setal donc kon Kaolack waa yi koy seetaan nañ jàpp ni message bu ngeen leen lancé la comme ni ma koy waxee nag du ma sikk te du ma xas kenn du ma xas ka fa jiitu du ma xas ka ca topp te du ma it xarabi ki nga xamante ni moo fi ne mais damay woo Kaolack waa yëpp ñu àndandoo doon benn say Kaolack bi ñu bëgg mooy Kaolack bi nga xamante ni day nekk Kaolack pour les Kaolack waa Kaolack bi ñu bëgg mooy Kaolack bi nga xamante ni ñun Kaolack waa dañuy jël suñu destin en main Kaolack bi ñu bëgg mooy Kaolack bi nga xamante ni on va pas se regarder en chien de faïence mais ku ci nekk da ngay jàpp ni bu demul yow la bu Kaolack tollee fii mu toll nii ba tey yow la kon tout le monde est interpellé kon tout le monde doit s'impliquer ci li nga xamante ni mooy nekk le développement de la région de Kaolack c'est possible et c'est facile lu mën a nekk la beneen Kaolack boo xamante ni dootuñu dégg yenn xas yi ndax tàyyi nañ ci beneen Kaolack boo xamante ni autant il y avait 17 usines te c'est très possible ñu dekkilaat 17 usines yooyu yëpp ba nga xamante ni dawalum Jakarta dootul nekk suñu première activité génératrice de fonds Kaolack bi nga xamante ni autant tous les Sénégalais venaient vers Kaolack pendant les vendredis samedi dimanche Kaolack bi nga xamante ni moo nekkoon le poumon du Sénégal Kaolack bi nga xamante ni moo nekkoon le bassin arachidier Kaolack bi nga xamante ni c'est possible nit mën na di xëy di jógee ci yeneen dëkk di ñëw di fa ut si liggéey Kaolack bi nga xamante ni dañuy dekkalaat gaar bi Kaolack bi nga xamante ni dañuy gas géej gi am sunu port Kaolack gi nga xamante ni ndaw ñëppay am liggéey ci Kaolack boobu la ñuy invité Kaolack waay et c'est possible y a rien qui manque pour am Kaolack bu mel noonu donc ñu ngi fii ci Brescia ñëw fekk fi association bokk jëf ci Kaolack lii rek wax dëgg yàlla ak yonent bi comme li ma wax picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf ndéem yéen a nekk ba fii di xalaat Kaolack mënoon ngeen ne génn nañ fa nekkuñu fa mais yéen a ngi jàpp ni seen mbokk yaa nga fa ba tey kon da ngeen war a bokk di jëf ci Kaolack ndéem yéen a ko mën à plus forte raison ñi nga xamante ni ñu nga fa ñoo fa des et c'est possible c'est pas compliqué Kaolack est bien lotissé donc li des rek mooy rigueur li des rek mooy ku nekk bañ a toog naan noo diw la wala kële la mooy li des mooy Kaolack waa yëpp dugal seen loxo ci Kaolack su ko defee ñu am Kaolack bi ñu bëgg
waa président dana wax ci sa kanamu président association bi parce que bii 2e édition la te moom ci mandat am dañu seetlu ne bëri na loo xamante ne si ci wàllu reboisement bu Kaolack ci la koy accès muy lu am solo ak booleeg li ngay bokk di def ñu gis na tamit ci wàllu culture yaa ngi accompagner Kaolack bu baax récemment génnee nga clip boo xam ni ak waa ASPT yaa ngi vendre dëgg la destination Sénégal waaye plus particulièrement destination Kaolack pour cokkaas la nag ndax ci ginnaaw amul galgal booy waajal politiquement. non man xam nga man du ma làq parce que ku am fukki at ak juróom-benn taxaw ne Ablaye Diack ni nga yoree Kaolack ñun du nii lañ ko gisee kon bu demee peut-être ba nga xamante ni ay atam expérience am doxam ay linkam may na ko mu mën a tey jii nii Kaolack boobu développé carrément damay ànd ak Kaolack waaye ñu defar Kaolack c'est-à-dire Kaolack au Kaolack waa grand bii toog nii suma yaay moo ko yar suma baay moo ko dugal ci politique yar ko nekk na 9 ans ci commune de Kaolack di ci liggéey donc lii du hasard am na lu ñu waxtaan lu bëree bari mais mooy li ma wax rek am na loo xamante ni jaratul nekk sax di propagande ak di wax dafa jot ñi nga xamante ni dañoo bëgg Kaolack yàgg bëgg Kaolack bi ñuy nekk xale yu ndaw di def ci Kaolack dafa jot tey jii nii ñun ñëpp ñu mbooloo parce que bu ma taxawee ne man kese mun naa ko munul ne c'est impossible il faut que fépp fu Kaolack waa nekk nga dugal ci loxo looloo tax bi ma ñëwee fii ci Italie ma ñëw rencontrer les ressortissants Kaolack waa de Brescia pour toog weccante ak ñoom xalaat ànd ak ñoom ci liggéey boobu nga xamante ni mooy Kaolack bi ñu namm mooy Kaolack bi ñu bëgg a def mooy Kaolack bi nga xamante ni c'est possible mën na nekk. waaw xanaa ñu mën a wax ne rek volet politique la dëgg la am na solo waaye gis nañ ni fii association bi association wu sénégalais yi nga xamante ni si ñoo jógee Kaolack yëpp la. siège bi day Brescia rek kon foog naa ni ak ñoom ni nga ànd ak ñoom nii tàllal nga leen loxo ci volet politique beeg ci lépp luy doxal kii beneen bi mooy ñu dénk la Grand Théâtre tey ku ko tudd war a wax ne dana am beneen volet culturel bu ngeen indi politique boo xam ne xëy na umpoon na sénégalais yi yan xalaat ngeen ñu mën a tegal yoo xam ne tey sénégalais de la diaspora ndax wax nga ko waxati ko dana gën a gis boppam ci li nga xam ne daanaka seen mission la yéen ñu dénk leen ñi nga xamante ne si ñooy waa diaspora. xam nga tout à l'heure am na lu benn Kaolack waa demandé que ni dafa bëgg ñu ubbil les sénégalais de la diaspora de Kaolack ñu ubbil leen Grand Théâtre ñu ñëw def fa suñu culture def fa suñu cosaan te ñëpp xam nañ ni Kaolack c'est une ville très culturelle te bu ñu waxee Kaolack rek xel yëpp day dem ci ngoyaan day dem ci mbalax day dem ci yu bare yoo xamante ni ay branche la yu nekk ci culture alors wax naa léegi ni ñu ngi waaj benn 72 heures boo xamante ni day am ci bëccëg bi journée médicale am des actions citoyennes comme set setal ak reboisement guddi gi dañ koy tëj ak benn nuit du Saloum bu mag boo xamante ni c'est les artistes Kaolack waa qui vont produire te loolu aussi Grand Théâtre dafay déplacé wu parce que Grand Théâtre c'est à l'extérieur Grand Théâtre dafay gérer la politique diplomatique day gérer aussi la politique de l'extérieur donc Grand Théâtre mën na fekk ji ñëpp xam ni que ni Grand Théâtre c'est pas le bâtiment qui est à Dakar mais Grand Théâtre c'est des missions c'est des missions Grand Théâtre c'est de faire sentir le Sénégalais que ni ci la bokk ak fépp fu mu nekk ñu ngi ci politique boobu donc ñëpp dinañ jot seen wàll le Grand Théâtre dina fekk ji ñëpp ku ci nekk ak ci culture bi nga nekk donc incha allahu rabbi comme ni nga ko waxee nit ñi dinañ xam ni que ni le Grand Théâtre c'est pas juste un bâtiment booy ñëw loué def sa spectacle dem sa yoon le Grand Théâtre c'est de la création de contenu le Grand Théâtre c'est de la programmation le Grand Théâtre c'est promouvoir la culture endogène le Grand Théâtre c'est promouvoir la culture panafricanisme donc c'est ça le Grand Théâtre et tant d'autres donc voilà du ci woo ñëpp aussi. en tout cas émission lan la soxla woon parce que bëri na ay questions yoo xam ne cokkaas lay doon te danañ ci ñëwaat nga accordeel ñu ko ndax sa diggante ak Y'en a marre foog ñu wax ci sa diggante ak Serigne Mboup
foog ñu wax ci sa digganteeg Kaolack waaye sa digganteeg culture en général en tout cas kontaan nañ trop tey recevoir la fii ci Brescia te xam naa du ñàkk jotaay dana amaat. vraiment di gërëm Diaspora TV Diaspora Vision di rafetlu aussi seen vision je suis open et je suis prêt à vraiment débattre et discuter avec les Sénégalais mais plus particulièrement aussi les Kaolackois yàlla dafa def ma nekk nit bi nga xamante ni amuma xaar ma yàlla amuma problème ak kenn et quand je dis awma problème ak kenn mooy que ni damay focus rek dem ci suma kanam lu ma weesu naa ko j'ai un objectif et mon objectif mooy yegg fa ma jëm te ku bëgg a yegg fi nga jëm nag tu ne vas pas retourner en arrière wala tu ne vas pas faire attention ci li nga xamante ni weesu nga ko mën nga yegg waaye dina yéex lool et si tu ne fais pas attention doo yegg. alors ñoo ngi taxaw ak le directeur général du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose bu Dakar directeur tey ñu gis nga ñëw dëgg la ci sa cëru bopp waaye gunge si kilifa mi nga xamante ni si donte mooy PCA dëgg la waaye day doomu Kaolack tey association ànd bokk jëf ci Kaolack organiser lu mel nii nga ñëw gunge ko yan appréciation nga ciy def. bon xanaa di kontaan rek di kontaan ci nit ñu teeroo bi ñu yegsee ba léegi vraiment ñu ngi mel ni ku nekk biir Sénégal di remercier aussi kilifa Landing Mbessane nga xamante ni man ak moom weesu nañ sax ay collègues mën naa ne lu mu dugg ma dugg si et bu weesoo casquette Grand Théâtre ñu nekk ay frères bokk milieu bi mu nekk un grand artiste man ma nekk un petit artiste ñun ci underground bi lañ nekkoon feeñuñu mais mu nekk grand boo xamante ni lu mu dugg ma dugg si ñu ñëw fii nag ak bokk jëf yokku leen waxtaan ak ñoom wan leen ni ñun ñu ngi leen di xalaat ak aussi bu ñu amee lu ñu yóbbante ñoo ngi fi lépp loo xamante ni mañ leen si jàppale ñun ñoo ngi si waaw. waa directeur ba tey bu ñu ñëwee ci wàllu Grand Théâtre jàpp nañ ne Grand Théâtre ñi ëpp ci Sénégalais yi dañu gis rek que ni salle la bu nuy loué bu événement amee alors que xam nañ derrière lu bëri loo xam ci politique gu Grand Théâtre nit ñi dese umpe nañ ko ndax am nga ay xalaat yoo xamante ne si ci wàllu communication teg nga ko pour Sénégalais yi gën a mën a xam taxawaay ba ndax xam nañ salle ya fa nekk yëpp polyvalent ya ak ña nga xam ne ña nga fay def seen i répétition ci wàllu danse ak yeneen ban taxawaay nga ci am. waaw ci wàllu woowu ñu ngi ci am ay jéego ndax man mi en tant que directeur général maa ngi def benn émission tous les lundis dama dellu nekk journaliste di def ay chronique di wax ci Grand Théâtre di wax ci culture di wax mission wu Grand Théâtre yéen seen télévision bi mi ngi tudd Diaspora Vision Grand Théâtre lépp lu muy def ci biti la l'international waa Sorano mi ngi mel ni rek ñooy ministère de l'intérieur de la culture ñun ñooy ministère de l'intérieur à l'international maanaam yéen lépp lu ngeen bëgg def pièce bu ngeen bëgg def ak lu mag lu war a am ci ñun la war a ñëw te Grand Théâtre nit ñi xamuñu ko du rek ay salle yu fa ne mais Grand Théâtre dafa war a suqali suñu culture boo xoolee ci logo Grand Théâtre bi y'a l'Afrique panafricanisme bëgg suñu bopp bëgg suñu xeet ñuy demalante ñëwalante loolu mooy rôle lu Grand Théâtre l'aspect scientifique bu nekk ci culture nit ñi dañ koy fàtte nit ñi fecc lañ lay wax ak way weesu nañu loolu bu ñu amee nag du temps libre mën nañu louer waaye suñu mission yi buñ ko mataloon ni mu war a nekkee du ñu am sax lu libre ba nit di ko louer te foofu la ñu jëm ak Grand Théâtre bii suñu politique bu bees. waaw xam naa nag tey ku wax culture tudd bitim réew tourisme dugg na te ñoom ñu bokk ndey ak baay ndax ci politique bi xamoon nañ ne Italie bëri na lu fi daan jóge ci ay doomi Italie di ñëw Sénégal ñu natt ne wàññeeku na lool tey bëri na ay doomi Sénégal yu fi nekk di yëngu ci wàllu culture fii
te seen jëflante ak structure yu état yi ci wàllu culture des na loolu ndax xalaat ngeen ci ay coppite. waaw bu baax a baax parce que tourisme ci biir parti bi man maa ko yoroon 2018 ba 2023 parce que pour fàttali leen kii man maay commissaire en charge de la culture bu Pastef ci parti bi tourisme nag moo culture munoo dem bàyyi bii ndax bii mooy wane bii moom mooy produit bi mooy matière bi maa ngi koy wax démb ci benn panel mi ngi mel ni restaurant tourisme mooy chaise yi palaat yi lumière yi mais lekk bi mooy culture dëkk yi li ñu wutalante mooy culture boo génnee fii nga dugg France culture bi nekk fii ci Italie boo duggee fee liy soppeeku rek mooy culture mooy l'architecture ak ni nit ñi di xalaatee ak langue bi ñuy wax langue bi sax ci culture la bokk donc tourisme dafa war a ñëw ñu gën a mën a liggéey ndax ñun ñoo leen di jox ñuy wane lépp li nga xamante ni ñun la le sénégalais ni muy xalaatee ni muy waxee li muy sol boo xoolee suñu dëkk ba léegi ñu bëri yi la ñuy sol mooy li kilifa sol tey ndax suñu njiit yi ñoom ñoo ko pousse nos artisans di gën di liggéey di gën a di am ay marché di wane suñu culture. waaw fii ñu nekk ci Italie nga xam ne mooy Brescia démb yéen a ngi woon Bergamo ñaari at ci ginnaaw moom lañ defoon capitale de la culture bu Italie ndax politique yu mel noonu seen tukki bi dana leen jëriñ pour ngeen mën a xam ndax dañuy jël ab dëkk wala ab gox jël ko atum lëmm ne ko moom mooy capitale culturelle wu réew ma fa la ñuy defee manifestation yi ëpp solo muy dugal alal ju bëri ndax loolu def ngeen ci njàngat pour jëfee ko. waa xam nga loolu ñu ngi si mais balaa loolu ñun dañoo bëgg refondation la ñuy def ba pare politique culturelle bu bees la ñu indi maanaam bu ñu ñëwee nii rek ñu dem day mel ni dañuy yeggali li fi newoon mais ñun dañoo am gis-gis bu bees ci culture weesu na jubal jubbanti sax culture la ndax yow ci sa aada yow war nga xam luy jub suñu waa dëkk lu ñuy woowee jubal suñu waa dëkk lu ñuy woowee jubbanti mën na wuteeg ñeneen loolu mooy ñi pare ñooy ne xaaral ñu jël dëkk bi mu nekk capitale après ba mais ñun ci réorganisation la ñu nekk ñu ngi jéem a xool yenn direction yi nga xamante ni ñi fi newoon moom la ñu créé nuñ koy boolee ndax dañuy jël ñaari structure yoo xamante ni ñoo bokk li ñuy def ñu xaaj ko ci digg bi pour yow sa clientèle politique mën a jox kii bii jox kii bee ñun ci refondation boobu la ñu nekk te pare nañ ba pare après nag ñu jublu ci li ngay wax ndax balaa ngay joxe il faut nga am concept nga am sa identité propre. kon baax na kon yaakaar naa ni facteur de développement bi gën a mën a jàpp ne tey mooy war a suqali en tout cas ci Sénégal culture pàcc bu am solo la ci. non mooy lépp sax mooy lépp parce que boo nee justice ci culture la bokk parce que source loi ci culture lay jógee boo nee l'éducation say doomu réew noo bëgg ñu xalaatee xale yu ndaw yi d'ici 30 ans nu ñu war a mel loolu ci culture la boo xoolee la santé nit ñi ni ñuy dem di fajoo façon de xalaat la maanaam culture la jikko yi l'identité nationale culture la maanaam culture boo ko génnee woon ci réew mi ngi mel ni rek nga génnee patrimoine nga xamante ni mooy li nga xamante ni suñuy maam moom lañ ñu jox ndax culture ci ñaari tànk lay dox les arts ak le patrimoine. bëri na ay sénégalais yoo xamante ni si dañuy représenter Sénégal bitim réew ci wàllu culture daanan faral di gis sax moo am ay ambassadeur de la culture waaye tey dafa bëri ñoo xamante ni si ci wàllu liggéey boobu danoo xaw a taxaw xaw ma nag ba xam comme ni ngeen ko waxee la da ngeen di nekk di liggéeyaat. wala ba tey yaakaar ngeen ni ñooñu da ngeen leen a war a gën a dooleel. loolu dañ ci am gis-gis bu leer parce que biir Sénégal dafa am ay centre culturel ñun suñu programme culturel dañoo proposé dëkk bu am 40 000 doomu réew maanaam fii boo xoolee 80 000 a ngi fi 40 000 dëkk bu ko am ci àdduna ñu def fa centre culturel boo xamante ni fa la ñuy dajaloo
maanaam lu mel nii bu waroon am fa lañ koy defee ku ñëw ñu accueillir la bu dee ay xasaayit wala ñiy conférence ñiy jàng daayira yi ak lépp lu ñuy am ci manifestation culturelle ay diversité culturelle ñu defee ko fa loolu mi ngi suñu programme te dinañ ko doxal du yàgg dara.